mbokki Sénégal nuyu nañ leen bu baax am mbégteeg ba neex nag dellu siwaat ci seen émission kennu askan wi ni ñu koy amalee ay bés bu nekk xam ngeen ni kennu askan wi yéen la fi nekkal yéen mbokki téléspectateurs yi nga xamante ne yéen a safoo seen télévision ITV tey nag ñuy waxtaanee lu am solo waaye it lu yitteel loolu jigéen ñi muy mbirum viol yi ak loi bi nga xamante ne moo ci jëm boobule loi nag ñu doon sàkku ñu yokku daan yi nga xamante ne moom la ñuy teg samba boy yi mbir ya boobu ba tey ñu ciy wax daal ci aatu ku di nekk di ci joxe sa xalaat gis nañ ne kuréel yu bëri boobu ba tey ñi ngi xeex ñi di def ay sensibilisation ñi di amee ay panel ñi di waxtaan ak jigéen ñi tey jëlee nag mbir mi yóbbu nañ ko fële ca pencum ndaw réew mi fële ca assemblée nationale ñu daal di voté loi ba loole lépp nag jëm ci durcissement nuñ ko waxee léegi man dañ koy daal di jëlee ci délit daal di ko yóbbu ci crime tax tey ñu dal suñ plateau ki nga xamante ne mooy honorable député Adji Mbergane Kanouté fas yéene càmbar waaye it faram-fàcce lépp li nga xamante ne moo ëmb boobule loi ma nuyu ko bu baax daal di ko dalal suñu plateau. maa ngi lay nuyu bu baax soxna Soda donc di la remercier également ci dalal bi ma dalal fii seen plateau di nuyu askanu Sénégal ci biiram ci bitim réew. jërëjëf mi nga ko mbokk yi nag ni ñu ko junjee xam ngeen ne xeex bi nga xamante ne kuréel yi nekk ci réew mi soobu ci boobu ba tey yàgg na xeex bi jëm ci daan yi ñu daal di koy yokk waaye it samba boy yi def naka su dul noonu ñu xool naka la ñuy def ba caabi féete leen ginnaaw ku ci nekk nag am nga sa xalaat ci li nga xamante ne mooy loi bi ñu voté tey fële ci assemblée nationale dañuy daal di dem seetaani ak xalaatu ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi xeex ci wàllu mbir mi naka la ñu gisee d'abord loi bi waaye it lan moo si seen xalaat ci mesure d'accompagnement yi nga xamante ne moo ko daal di gunge ñu dem seetaan élément bi dellu si waat suñu plateau. ne loi bi kese doyut mais quand même lu ñu bëgg d'abord mooy ñu am dem vers la criminalisation du viol jëlee ko délit def ko crime mais surtout lu ci ëpp solo ñu xam ne mbir mi rek doyul parce que yeneen acte criminalisé nañ ko fi. loi bi kese doyul foofu rek mu am lu ñu ko booleel loole nag nekk gis-gisu daanaka kuréel yépp yi nga xamante ne seen taxawaay mooy xeex bu nduxataal gi ñuy def soxna yi. bokk na ci nag lay dooleel boobu leen loi. na ànd ak ay mesures d'accompagnement mooy tax su ëllëgee ñu man ko appliquer dëggantaan te duñ ci bàyyi dara beneen ba aussi ci mesure d'accompagnement yi ñuy wax ne gis nga ki nga xamante ni si sàkku nañ ko kooku ni ma la ko waxee léegi waa moom sagoom àttandu ko li ñu naan prise en charge psychologique moom war na ko am ñuy waxtaan ak moom ba nga xamante ni si moom dina mën a dellu si beneen accompagnement bi moo di ne accompagnement bi nga xamante ni si moo di mesure prise en charge sanitaire te yii ñaar ñu wax noonu mooy def nit boo ko boolee ak waaw mun nga daal di am nag nga dool di am nit ki dëggantaan yooyu daal ñu ngi koy wax moom loi bi dem ci mais pour violence génn fi it nag sensibilisation da cee baax trop ñu ngi wax ne nañu am ay centre d'hébergement. mi ngoog sensibilisation baax na ci ngir nag ñi nga xamante ne ñooy sàkku jigéen ñi waaye it ñi jël seen doom yi di leen def naka su dul noonu ñi leen di wooyee pédophilie sensibilisation mooy soññu askan wi gën leen a ñaax te it ngir ñuy boole saa su yu mel noonu amee ndax nëppal yi daanaka mooy tax saay-saay yi di gën a wéy liggéey bi naka nga jàngatee élément bi. waaw Soda damay rafetlu élément bi donc ki jàll tey mu ngi woon assemblée nationale muy Penda di jigéen di jàmbaar. taxaw lool ci xeexu jigéen ñi tey jii assemblée nationale dafa xew lu ñooy rafetlu la dañ naan tey c'est un jour historique tey li xew ci assemblée yaakaar naa ne ndamu ñëpp la ndamu jigéen la ndamu ndaw la mais également ndamu góor ñi la ndax li nga xam ne mooy loi pour ñu mën a criminaliser le viol ça me permet de rendre hommage au président de la République le président Macky Sall tamit parce que nag lii volonté politique la lii également engagement personnel la muy engagement personnel du président Macky Sall moo ñu may tey li nga xam ne mooy loi bi nga xam ne tey pour ñu criminaliser li nga xam ne mooy viol kon tey bu ñu demee ba am lii vraiment wax na ko léegi dañu war a également am li ñu woowee ay mesures d'accompagnement te nañu koy amee mooy information sensibilisation mais également conscientisation ndax tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi am nañu rôle bu ñuy jouer ginnaaw bu jigéen ñi taxawee jouer rôle parlementaires yi voté mooy ñun ba tey ji loi boobu am troisième intervenant yi mooy ñan mooy les populations te nu ñu war a taxawee ñoom mooy déjà ñuy dénoncer parce que mooy la culture de la dénonciation il faut ñuy wax
nee nañ tab bu bënnul du wër. yaakaar naa ne ñu sàkku sa doom wala ñu sàkku sa jigéen wala am ku ñu sàkku sa koñ ba nga nëppaaral ko tekkaar loolu yaakaar naa ne day yàq xeex bi kon du am solo. donc ñu bëgg askan yu bàyyi loolu xel mais également tamit di ñu jàppale bu baax a baax ci li nga xam ne mooy preuve yi. mu nekk ponk bu am solo mais balaa ñuy gën a xuus ci preuve yi il faut que ñu gën a xuus ci loi bi nga xamante ne tey jii adopté nañ ko fële ci assemblée nationale maanaam jëlee lii di viol ci délit yóbbu ko ci crime lan moo tënku ci biir loi bi luñ ko mën a jàppee coppiteef. waaw parce que coppiteef gi si am mooy dañu yokk pen yi mooy daan yi dañ ko gën a dooleel gën ko yokk gën ko dëgëral ndax bu njëkk ba dañ naan juróomi at ngay tëdd ba fukk at léegi ñu ne kat. daan bi day commencé fukk at dem ci ñaar fukk at ñu ne waaye nag bu nekkee sàkk boobu nga sàkku viol bi am na ba pare dee topp ci loolu mooy da ngay tudd sa giiru dund donc loolu la loi bi ëmb donc boo violé fukk at ba ñaar fukk at la léegi. d'accord bu dee nag viol bi dafa ànd ak ñàkk bakkan. maanaam kon la xewoon ca Tamba. comme la xewoon ca Tamba yu mel noonu bu amee loolu moom da ngay tudd sa giiru dund. bu peine de mort daganoon sax ñu def ko waaye comme ñun Sénégal dañoo vraiment ratifié ay convention yu bëri yoo xam ne mu tënk dëkk yu bëri mënuñ yegg ci peine de mort waaye li ñu def tey président Macky Sall jagalal ñu ko muy perpétuité mooy képp ku viol ba bakkan rad wat ca di nga dee ca kaso ba. D'accord. Mesure d'accompagnement yi balaa ñu ci yegg si ñu ñëw ci preuve yi parce que tamit léeg-léeg dañ naan ñëw rek accuser viol nit dafa yomb te souvent balaa ñu xam ne nit ki sax viol nañ ko day fekk ne preuve yi disparaître na ban combat la ñu war a mëne pour preuve yooyu noonu ñu mun ko garder. waaw mooy conscientisation bi ma lay wax parce que nit ki dañ koy conscientiser ci taxawaay bi mu war a mën a am bu nekkee ci jàkkaarloo ku ñu violé muy ku ñu violé muy mag muy ku ñu violé muy ndaw dañuy yàqamti bu ñu defee viol rek. xam nga da ngay suyee da ngay bëgg a dem laabu rastay cër bu mu set parce que dañ la suyee alors que loolu nag mooy preuve ëpp solo yaakaar naa ne bu viol amee ki ñu violé ak ki nga xam ne tey moom moo gis ka ñu violé kooku la mu war a njëkk a def mooy bu mu raasu sax parce que loolu mooy preuve bu am solo ndax fu sperme nekk yaakaar naa ne foofu tuuma amu fa fu sperme nekk foofu yaakaar naa c'est la meilleure des preuves donc ñoo askanu Sénégal ci loolu également tamit mën nañu am preuve boo xam ne xëy na ay témoins généralement des fois di nga fekk gis tombé ci gis bu sàkku doomu Adama nit ñi nëppal ko muy affaire de famille. nëppal bi surtout. nëppal bi daf fi yàgg nee nañ viol yi dëgg la médias yi ñoo tax tey jii sax. ñu ciy wax waaye dafa yàgg ci Sénégal gii. Sénégal lu ne xew na ci biir kër yi muy inceste. papa ak doom nijaay ak jarbaat maam ak sët yàgg na fi xew waaye fi mu nekk dañoo le monde bouge les choses évoluent donc il faut que nit ñi tamit ñu ànd ak monde boobu di dox. D'accord. te loolu boo ko defee non seulement di nga aar sa doom mais di nga aar sa bopp parce que nag ku ñu violé sa àdduna moo jeex. te assemblée nationale bu ma jëlee parole dama ne damay wax ak ñi nga xam ne ñu ngi may seetaan. ñu ay jigéen gis naa ñoo xamante ne ñu ngi jooy fi ñu toog parce que dañ leen violé du benn du ñaar tey may wax ak ñi nga xamante ne seen i doom sax saaxee nañ leen seen i waajur santale bi tey ñu seetaan ñun ñuy wax seen xol fees lool kon ñu mel noonu tey war nañu mën a am beneen taxawaay bu ñuy am ñu dëkkal tamit am beneen taxawaay bu ñuy am ci wàllum sensibilisation ak informé ak tamit di boole du fen boole ci loo xam ne day yàq sa doom bala yàq yow ki nga xam ne mooy yow en personne loolu c'est une chose positive. D'accord. bu ñu bëggee jàppale justice bi bëgg yoon mën a def liggéeyam ba li nga xamante ne moom la ñu xeex pendant des années tey ki nga xam ne mooy le président Macky Sall jox ñu ko yaakaar naa dañ ko war a accompagner ci jàppante bàyyi nëppal bi di dénoncer nit ñi di wut ay preuves di ko teg. D'accord.
accompagnement boobu lu am solo la preuve yi tamit lu am solo la ndax mënoo yóbbu nit ci yoon te amoo ay preuve yu mu àndal mais ci assemblée nationale tey soulevé nañ fa benn loi muy article 319 je pense que mun nañ dem seetaani élément bi sa naataango Serigne Bara Mbacké Dolly am na lenn loo xamante ne mi ngi ko ci jiix jaaxee ci loi bi mu ne sax dafa am lu mu làq ci biir muy mbirum borom ñaari tur yeeg yi ni mel ñu dem déglu ay kàddoom dellu siwaat dafa am lu jar a leeral wax naa leen ko waxaat leen ko bi ñu indil 319 article 319 article 319 dafa wax ci affaire borom ñaari tur yi wax ne ku ko def dañu ko war a tëj 1 an à 5 ans ñoom bi ñu ñëwee ñoom indi ko ba pare ñu gis ko ci rapport bi ñu xam ne day indi coow ñu jël rapport bi denc. mi ngoog article 319 bi nga xamante ne day wax ci borom ñaari tur yi moom mu gis ne amul benn modification maanaam coppiteef bu ci am andil ñu ci ay leeral. waaw xam nga tey loi bi ñu indil muy projet de loi bu dem ci criminalisation du viol et de la pédophilie la dañ ko indi commission technique parce que nag loi bu ci nekk c'est un projet de loi balaa mu ñëw plénière dafa am fu mu njëkk a jaar ñu toog ñu kese député yi ak ministre bi càmbar loi bi projet de loi bi xool li nga xam ne tey mooy ay matali ñun député yi ñu dugg ci baaraam ñu dindi ko def la ñu bëgg c'est l'occasion de saluer vraiment disponibilité ak ouverture ministre de la justice lépp lu mu fa indi député jóg ne ko monsieur le ministre lii ne dañ da ko dindi. maanaam daal di ngi def seen rôle foofu ci assemblée. voilà nga sunu rôle bu baax tey moom mii di wax ma nga fa woon wala dañ nekk fa woon tamit parce que en général dañoo commission technique te bu dee ñëw commission technique. xamoo la fa xew. boo ñëwee plénière di bugg delloo ginnaaw dañuy tardeel tax ñu bëri loolu la ñuy def on les voit pas en commission technique maintenant loi 319 boobu boo demee ci code pénal ma nga fa ñu ciy wax effectivement lu lal ci homosexualité mooy borom ñaari tur yi mais bi mu ñëwee suñu projet de loi ñu gis ne article 19 dañ ko ciy dugal dañoo demander au ministre mu génne ko. bokkul daal ci projet de loi bi ngeen voté tey nekk ko ci. moom kon waa ji moom daal dafa réer. parce que dafa am commission technique xamul li xew. ñëw rek dafa bëggoon perturber. mais c'est ça xam nga dafa am ñoo xam ne bëgguñu voté loi bi tey. lu tax ñoo ko xam nag parce que dama naan man toujours góor boo xam ne taxaw nga ne yow bëggoo ñu voté loi boo xam ne pour aar sa njaboot la aar say doom. aar say jarbaat aar say sët muy bu góor bu jigéen bi. parce que nag góor day violé comme jigéen day violé ndax gis nañ jigéen ñoo xam ne ñuy violé xale yu tuuti yi xale yu góor yu ndaw yi gis jigéen di violé xale bu jigéen bu ndaw mooy lesbianisme bi donc loolu am na fi donc bu gisee ku góor tey taxaw di kilifa di perturber bañ ñu voté loolu ñun daf ñuy jaaxal parce que tey kat li xew assemblée nationale heureusement cappaandoo gi on a eu le vote à l'unanimité muy góor muy jigéen ñëpp a voté d'habitude projet de loi dafay ñëw ñu koy voté mu nekk à la majorité mais tey assemblée nationale du opposition du majorité du non inscrit ñëpp ñoo lëkkaloo voté loi bii nii kon ñoom bu ñu ñëwoon indi taxawaay boobu noonu c'était juste pour retarder le vote bi. d'accord ñu xamoon nañ ne vote bi dina jàll parce que nag dafa am góor ñu fa nekk ñu responsable ñoo xam ne kat xam nañ li askan bi di dund xam nañ jigéen ñi li ñuy dund xam nañ ndaw ñi li ñuy dund ndax kenn ku ci nekk nga wax ak nga ñàkk a wax sa biir famille am na ko mos a dal. dëgg la amul kenn ku mën a waat ne man sama famille bi ma dëkk bokk viol mosu fa am kenn mënu waat ne famille bi ma bokk abus sexuel mënu fa nekk man mii di wax ak yow avant may politique dama activé wu sur tout ce qui est relatif à l'enfance muy Protect Children taxawu xale yi may présidente bi ma yàgg nag gis tey wax naa ko assemblée nee naa man je suis pas victime de viol mais mën naa ne victime laa parce que nag dama doon jàkkaarloog ñoo xam ne dañ ko dund di ko dund li ma gën a marqué mooy ki nga xam ne 12 ans la amoon papa mu violé ko te papa di nekk homme de tenue et sa maman est morte de chagrin métit moo rey yaayam kon donc boo dundee lu mel noonu gis lu mel noonu tey vote lu mel ni bu ñëwee assemblée nationale yaakaar naa dañ ko war def vote sans débat. d'accord
mi ngoog je pense que leer na naa ñu article 319 bi ñu doon lam-laamee ndax dafa bokk ci projet de loi bi mu déet honorable leeral na ko bokkul ci projet de loi bi yaa ngi koy wax léegi exemple bi nga joxe ci la ñuy daal di xuusee relancer beneen question muy mesure d'accompagnement yi yaayam nee nga elle est morte de chagrin maanaam mbir yi la xalaat rek ba daal di génn àdduna mesure d'accompagnement bi nekkul ki nga xamante ne moom la ñu sàkku kese la war a àndal il faut tamit ñu sóoraale ay waajuram ban taxawaay ngeen ci war a am yéen ñi nga xamante ne yéenay parlementaires yi. waaw moo tax ñu ne sunu liggéey yemul rek ci vote de la loi ñun parlementaires yi on a un collectif des femmes parlementaires bi nga xam ne présidente Awa Gueye moo ko jiite donc muy kuréel goo xam ne bu nga ñu suivre boobu ba tey depuis bi ñu installé ñun 13e ba tey ñu ngi teg jéego yu am solo yu jëm ci cause féminine également tamit ci taxawaay bi ñu war a am ci wetu ndaw ñi kon tey lii nii dañ ciy lëkkaloo ñi nga xam ne ñooy organisation yi société civile yi ndax lu ñuy def rek ñu nag ñoom ñoo koy àndandoo def teg li nga xam ne mooy mesure d'accompagnement yi lu mel ni sensibilisation yi lu mel ni conscientisation c'est très important mooy li ma la wax sànq rek et puis bu victime amee tamit c'est pas seulement ki nga xam ne moom la ñu violé yaayam dafay mel ni ku ñu violé parce que doom dafa sax ci xol il faut que tamit suivi psychologique boobu mu am benn médecin bu koy topp di waxtaan ak moom voilà parce que du rek dañoo violé nit rek nga ne li ci am solo mooy nañ ko tëj non c'est dramatique li xew dëgg la tëj nga waaja mais kañu violé la mu dund kooku mënoo xamoo ko kooku dañ ko war a toppatoo tamit papam wala yaayam parce que yor sa doom yar ko boo màgg yaakaar ci moom lu bëri ñu yàqal la ko benn bés ba pare sa doom di dund traumatisme dala koy transférer yow mu yaayam ak papam donc loolu yëpp tamit ñu ngi ci liggéey ba nga xam ne le suivi maintenant psychosocial boobu du nekkatee uniquement ci ki ñu violé muy ko góor ki wala ku jigéen ki mais tamit ak son entourage immédiat pour mën leen jàppale. D'accord. Souvent aussi dañuy wax ci suivi bi ba tey ak jàppale bi ñoom kuréelu société civile yi nga xamante ne ñu ngi soobu ci xeex boobu ba tey ñi dañoo bëgg benn centre boo xamante ne nii képp koo xamante ne da nga dund li ni mel ñu sàkku la wala mbirum pédophilie kii ni mel ñu yóbbu la fa la docteur yi di nekk pour waxtaan ak askan woo warooti nag soxna yiy dund li ni mel ak tout tànk yi ndax loolu mën nañ am njort mu taxaw. waaw loolu mën na taxaw parce que loolu bu yàggee ci président de la république bi nga xam ne tey moo def lii nii muy volonté politique ànd ceeg ñun nag kon yaakaar naa ne loolu lu ko yomb la waaye nag bu doon fàttali tamit ne am na li ñuy wooyee maison de justice maison de proximité yooyu nga xam ne fi mu nekk nii tey képp koo xam ne jigéen bu ñu violé wala bu ñu métital sax toutes les formes de violence certificat médical dañ la ko jox gratuitement boo yeggee bu dee avocat waa AGS ñu ngi sa wet bu dee da nga soxla psychologue am na ñoo xam ne ay partenaires lañ tamit ñu ngi lay topp xëy na nag lalagut Sénégal yëpp dañ koy gis rek ci quelques régions région bi ñu bokk maag yow muy Kaolack am na fa donc am na yoo xam ne yaakaar naa ne bu ma juumul ci 4 la toll xaw ma 5 bëriwul ci 14 régions yi kon donc bu ñu demee ba nga xam ne tey jii nii loolu law na wala président de la république dégg loolu nga xam ne tey mooy mbëbët bi muy centre boobu noonu dina am solo dina gën a tax li nga xam ne mooy suivi bi nii mu gën a ñu gën cee mën a taxaw muy suivi psychosocial bi et suivi sanitaire bi également dina am solo. D'accord yaakaaroon ne su amoon implication aussi bàjjenu gox yi dina am it muccuwaay bu am solo ci wàll wi. waaw bàjjenu gox yi nag ñu ngi ci biir ñoom tamit parce que boo xoolee ci quartier yi tey jii bàjjenu gox yi ñu ngi jouer rôle bu am solo lu mel ni accompagner nouveau-né bi yaa ngi koy suivre. gis nga ne président dalal na leen yaa waxtaan na ak ñoom ñun tamit ñun parlementaires yi dinañ dem si biir collectif des femmes parlementaires boobu noonu xool nañu mën a lëkkaloog ñoom vraiment wala mën a taxawu ñoom tamit jàppale leen en tant que représentant du peuple. parce que si on est à l'Assemblée c'est parce que le peuple moo ñu yónni kon nag fépp foo xam ne peuple bi soxla nañu fa rek ñu war a dem dugal suñu loxo wax defar ba nga xam ne yu mel noonu du am dañ fay taxaw ndax bàjjenu gox yi ñoo ne ci gox yi parce que ñoo gën a jege askan wi ñoo gën a jege askan wi te gis nañ ne yooyee pour nga mun a waxtaan nit foo mu nekk mag woo xamante ni xam na àdduna mun a waxtaan ak ki mu xam ne moo ko dund ñooñu tamit nag il faut tamit nag ñu former leen outiller leen surtout bàjjenu gox c'est important mais nag il faut qu'elle soit outillée
parce que nag yenn approche yi mënoo tëb nii rek am ko il faut ñi nga xam ne seen xel nàcc na ci loolu outillé la ba nga xamante ne boo jàkkaarloo ku ñu violé di nga ko xam boo jàkkaarloo koo xam ne nee naa la dama doon faral di def kii ay causeries dans la banlieue pour le compte de l'association Protect Children da ngay def causerie ba ci kanam gis xale bu jooy boo ko approché rek di nga xam ne xale bi elle a été victime de viol ou d'abus sexuel donc loolu il faut ñu outiller la pour nga mën ko déceler rapidement donc bàjjina gox yi gëm naa ne ku leen outiller dinañu am boobu capacité. D'accord. parce que déjà ñu ngi ci terrain bi jege nañ askanu Sénégal jege nañ seen gox ba nga xam ne liggéey boobu noonu ku ci lëkkaloo ñoom. liggéey bu am solo lay. yaa ngi koy wax léegi liggéey bi foo ku nekk rek daal ci dugal loxoom c'est vrai que yokku daan yi baax na jóge ko 10 ans jëm 100 ans ba ci perpétuité koo xamante ne dafa daal di sàkku mu daal di ki mu sàkku ñàkk bakkanam loolu lépp baax na suivi bi yéen a ngi koy wax ñu mun a njort ne dañ am benn centre boo xamante ne ki ñu sàkku mooy jigéen wala muy góor fa lañ koy yóbbu waxtaan ak moom waaye prise en charge bi aussi ca police ba ndax yéen a ngi koy sóoraale ndax ñu bëri dañuy tiit dem police gis ku leen fa xàmmee wala dara comme ni ñu koy wax noonu pour mun a garder preuve yi ak jógee loolu rek dem hôpital wala dem ca police ba. waaw loolu yëpp tamit ñu ngi ciy travailler. ñu ngi ciy travailler en relation avec les organisations féminines yi nga xam ne comme j'ai dit gàcce ngaalaama donc ñu ngi liggéey bu am solo ci wàllum jigéen ak wàllum tout tànk loolu parce que nit effectivement en général ñu violé luñ bëgg ñu xam ne dañ leen violé. waaye loolu tamit il faut tamit ki muy dal mu xam ne ak loo bëgg sutura yaakaar naa ne bu ñu demee ba tooñ la parce que bu ñu ne elle s'est fait violer mais elle s'est fait violer amut elle a été violée. dafa benn participation yam elle a pas cherché. dafa subir rek. voilà moo tax bu ñu ne elle s'est fait violer donc déjà loolu àndut ak viol. donc moom bi ñu violé yaakaar naa ne du gàcce il faut ñu changer mentalité. idéologie yeeg xalaat yeeg. du gàcce parce que nit moo la tooñ jaay la doole yegg sa kaw kon je me dis que waroo benn am kersa wala benn am sutura pour war a mën a taxaw défendre sa bopp dañu gis léegi-léegi ñi nga xam ne dañu am sida di wax à visage découvert avant kenn ñemewu ko. mais loolu combat bu yàgg la pour ñu door ci yegg. waaw combat boobu nag la ñu mën a nii ci wàllum viol te gëm naa ne parce que am na ñu fi viol ñu dem police loolu am na fi gis nañ ko ne ci presse bi ñu leen di dégg leen di gis na bëtuguñu donc loolu du loo xam ne tey mën nañ fa yegg mais travail boo xam ne la bu ñuy def ñun association des femmes. D'accord. Les parlementaires les bàjjenu gox. société ba ñu civile yegg société bi ci boppam. ndax du ngeen ci boole it imaam yi. bu ñu xam ne ñoom it ci gox yi lañ nekk gën a yaatal lii di sensibilisation bi. waaw lépp leader d'opinion gox boo dem képp ku fa nekk leader d'opinion rek dafa war a nekk synergie parce que il faut d'abord la participation il faut soit inclusive. balaa nga dem ci protection il faut d'abord la participation boole ñëpp dugal seen loxo. nga mooy nag doo ko dem nag ci protection donc yaakaar naa ne loolu cela va de soi. D'accord. que ne képp ku leader d'opinion ci gox yaa xam yaay imam bi yaa xam yaay délégué de quartier bi wala ngay chef de quartier ba wala ngay bàjj di gox ba wala ngay autorité politique ba nga xam ne sax nit ñi ràññee nañ la ba nga nekk fa tamit ko personnalité sportive ku ci nekk daf ci war a def sa loxo muy synergie d'action boo xam ne. ba ñu mën a trouver saafara ci li nga xam ne tey moom la ñu ooyee le fléau des temps modernes. d'accord ñu jàpp daal ne loi bi ak vote bi jéego bu njëkk la ci xeex bi nga xamante ne mooy xeex ñi sàkku xale yi jigéen ñi. ça ne fait commencer dañ naan xeex bi day doog a door. voilà day doog a door parce que li des. moo ëpp solo sax li nga xam ne mooy loi bi ñu voté tey te pour loolu mën a am nag il faut ñu am le concours des populations il faut que askan wi tamit. dooleel ñu nangu joxante ñu loxo pour ñu am résultat yu ñu bëgg. d'accord pour viol jóge fi il faut kenn ku ci nekk du ko ci loxoom muy góor bi muy jigéen bi nag amul différence
pour ñu mën a vraiment dindi fi li nga xam ne parce que tey boo seetloo entre 2016 ak 2019 Soda am nañ 4000 et quelques cas de viol. muy ñeenti junni yoo xamante ne dañ leen a sàkku. dafa bëri. c'est des chiffres effarants et c'est pas normal te loolu moo tax xeex bi tey du sama xeex man dong du sa xeex yow Soda déedéet. xeexu ñëpp la. xeexu Sénégal yi yëpp la. d'accord xeexu Sénégalais yëpp la. jërëjëf honorable li ñu cërale woon ci waxtu jeex na tàkk ma bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi. waaw Soda maa ngi lay remercier bu baax tamit di la féliciter ci sa émission bi yaa ngi koy téye avec beaucoup de professionnalisme di tàggu askanu Sénégal di leen wax ne leen li nga xam ne tey moom la ñu voté tey wax naa ko muy loi bi nga xam ne mooy criminaliser viol ak pédophilie que na si ñëpp jàpp. na si ñëpp jàpp pour que li nga xam ne mooy daan yi nga xam ne tey moom la ñu yokk mu mën a nekk ñu jaajëfal également le président Macky Sall mi nga xam ne tey ginnaaw yàlla moo fi indi lii kon gàcce ngaalaama au président de la République. jërëjëf honorable député Adji Mergane Kanouté mi ngi wax tey ñu doon waxtaanee daan yi nga xamante ne dañu ko yokk jëmale ko ci wàllum viol di sàkku ñu jugee ci délit daal di dem ci crime coppite fi nag mooy léegi tey daan bu njëkk bi 10 ans lay tàmbale maanaam fukki at jëm ñaar fukki at bu fekkente ne nag sàkku bi dafa ànd ak faat bakken mën nga tëdd ca kaso ba sëpp diiri gu dund mi ngi ko mbokki lépp kenn comme ni ñu koy waxee lu ne ku ne ngi ci kon xeex bi suñu xeex la ñu ñëpp nañ ci daal di mbandoo rek ngir daal ci am ndam sant leen gërëm leen bu baax jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf